xaw na doy dëgg yàlla parce que non dafa yéeme Bamba Fall xaw na doy waar moom wax dëgg yàlla Macky Sall lu mu mën a def ba galgal ko dana ko def parce que ñaata yoon ñu ngi def élection Médina mu leen di raafal avec Seydou Gueye ñoom Youssou Ndour ñoom ñëpp ñëw fa te teew da leen di raafal comme c'est pas possible nga xëy benn jour noonu président di la def Kélé Day loolu Kélé Day la rek day xool léegi noo toogee mu génn def benn déclaration boo xamante ni tey toute la presse affaire boobu lañ kiyee bind ñëpp xam nañ te bu mu la bett nga xëy suba wala gannaaw suba ñu ne la Bamba Fall Macky recevoir non Bamba du dem boobaa mais dama man li sama discours c'était pour que nit ñi xam que c'est waa opposition bi war nañu humaniste am comportement wu nit te bàyyi di mel ni ay loup l'un pour l'autre loolu tax ma waxee ni mais parce que man loolu laa dund depuis quelques années et bu fekkee ni ñoom noonu la ñuy def Bamba Fall li may dund la Bamba Fall di dund ci biir fi mu nekk ci biir parti bi mu nekk ci biir coalition bi mu nekk ci biir opposition sénégalaise je comprends qu'il parle comme ça. d'accord mais Hélène yow yaa ngi gérer loolu yow nooy def ba di ko gérer de Bamba Fall la mooy des war na mën def loolu gérer ko. mais bul fàtte ni Bamba un tête comme Bamba Fall génn def déclaration bu dawaar lii mais loolu day jaxase xel ñëpp dañuy daal def na Bamba Fall mii presque wax na lim tey la preuve presse bi lépp loolu lañ titré Bamba Fall day rejoindre Macky Sall dafa ñaaw ak Bamba Fall moom fi mu nu mu tuddati lim représenté biir Médina rek war na xam ne moom du n'importe qui quoi du ku ñuy ñëw di ne Macky bu yónnee délégation ci Bamba Fall newul jaar ak kese parce que am na Kélé Day te wóor na la premier ministre waxoon li ñu wax ci suuf moom mooy loolu te loolu moom Hélène yàlla dimbale rek ba bu mu am quoi yàlla bu Bamba Fall rejoindre Macky Sall loolu moom yàlla bu mu am quoi parce que su amee rek beneen affaire la quoi dootoo xamante kan ngay jox confiance quoi parce que affaire yi moom te Macky moom lu mu xam ne bu ko defee jaxase opposition bi rek ci la nekk. en tout cas lenn daal xam naa ko Macky yi moom talul Sénégal loolu nañ ko wax xam nga loolu leer na ñëpp que Macky Sall xalaat talul sax Sénégal mu ngi tal deuxième mandat man xaw ma deuxième mandat yow yaa ngi def c'est-à-dire que yow yaa ngi togg ñànkatang bi mu maanaam mu tooy yàqu looy defal looy ngay ñuy wax ngay yeggali togg ñeex bi pour boole ko ci ñànkatang bi yàq ñeex la donc ngay jël ñànkatang bi këpp ko recommencer waaye munoo ñëw togg ñànkatang bi mu ndoxe loo kenn xamul lu ñuy def ñànkatang bi nga naan ñeex bi léegi mu pare toog leen léegi ñeex mu pare déedéet da ngay jël ñànkatang bi këpp ko ne man mënuma togg ñànkatang ñu woo keneen mu togg ñu mën a jël au moins ñu sauvé ñeex bi ak la ñu def ci sauce bi loolu de mooy Macky Sall moom defu ko Macky moom lépp lu mu xam ne bu ko defee dana am deuxième mandat ci la nekk échange yi Sénégal ñoru ko sax moom deuxième mandat dafa ko ñor la preuve mooy li ma la wax nii képp koo xamante ni su bu la mënee indi dana la jëli quoi mais man moom surtout tey moom dama am surprise loolu bu ma xëyee dégg presse bi di wax affaire cas de Bamba Fall moom vraiment loolu moom d'accord ma si quoi franchement. mais dëgg la nag yow comprendre naa la peut-être li ngay subir rek affaire yooyu noonu. exactement mais dëgg la mais yow nu ngay amee raison garder di gérer affaire yi te nga nekk simple jigéen rek moom wax dëgg yàlla war na mën a am kii yooyu gérer ko quoi franchement. waaw dëgg la nag moom loolu kii maa ngi lay remercier ba gis naa affaire yi métti la mais yaa ngi jàpp rek yàlla defal jàmm. amiin merci beaucoup. ok maa ngi merci Aliou kontaan naa waay. da ngeen di xam nag aussi que du ñëpp yem di nga gis jigéen sax d'habitude ma ni jigéen moo gën a dëgër looloo tax yàlla def ñun ñooy ëmb 9 mois ñooy dund accouchement jigéen lu mu mën a supporter man li ma mën a supporter Bamba Fall mënu ko supporter loolu moom leer na ma wane na ko léegi dans tous les cas man dama bëgg rek ñu def suñu autocritique ñun waa opposition bi waaw Djibril sëñ bi na nga def. waaw Hélène man maa ngi dugg ci live bi nii parce que vraiment Bamba Fall li mu def nii man dafa neexul daal nekk na ma boppam toll parce que ku xam parcours am. ak ni mu demee woon prison vraiment mu metti woon ñëpp ñu naxarlu ko. surtout waa diaspora bi. moom tey mu obligé Macky Sall uniquement andi na délégation ba dëjëm ba nijaayam. que moom muy wax yenn parole yu rafet yi ci Macky Sall waxuma sax dem bi nga xamante ne sentir nañ ne day dem mais wax yu rafet yi mu wax ci Macky Sall rek war na woon ñëpp ne Bamba Fall dafay dem yoonam
te nag dafa am leen lu am Hélène mooy parti politique Sénégal yi tant que ñu ngi identifié wu ak nit duñu mës a dem fenn toujours situation bi moom mooy continuer il faut que ñun diaspora bi lancé bi ñu jël nii ñuy gën a yee nit ñi que ni nit ñi waruñu gën nit en tant que personne ak ci qualité am ci politique loolu doyul li doy mooy idéal bi ñu bokk loolu moo war a nekk priorité bi avant tout. et que vraiment cas wu Bamba Fall am na yeneen cas yuy ñëw déjà responsable politique yi fi nekk ñoom ñu ci bari def nañ ko defati nañ ko balse nañ. mais solution bi li ci nekk mooy ñun ñoo ko yor ñun diaspora bi. surtout ku mel ni yow nga xamante ne yow yaay tête de file bi au niveau des lives yéen yaay nekk ci internet bi. ñun ñu ciy gis suñu bopp. donc Hélène moi je pense que vraiment. li nga xamante ne moom mooy priorité bi fi mu toll nii bu ñu jógee ci kaw Bamba Fall mooy ñun diaspora bi ñu organiser wu de telle manière que dinañ mën a introduire yenn candidats yi nga xamante ne bëgg nañ postuler à la présidence que ñoom ñu wax ñu suñu xalaat à la fin ñu mën a trier xam kan moo ñuy war a mën a représenter ñu man ko participer financièrement aussi envoyer des représentants sur le terrain parce que ñu émigré yi rek ay porteurs de voix lañ ku ne am nga sa njaboot am nga say xarit am na ñoo xam ne ay politiciens lañ am nañ ay seen militants aussi. donc organisation bi ñun mën nañ ko def sax à partir de la diaspora. xool ni ñu mën a organiser émigré yi par commune. nga yor benn base de données boo xamante ne émigré yi di nga xam ñan ñoo bokk ak nan la ñuy organiser woo vraiment mën a mettre en pratique quoi dañ ko mën a mettre en pratique. man du ma ci sori quoi parce que vraiment am na loo xamante ne maa ngi koy liggéey ay weer a ngi nii ci suuf. saa yu ma ko terminé man ak ñi ma ko doon liggéey loolu dinaa la ko envoyé. nga xool ko ba pare su boobaa may door a jëlaat parole. ndax ma doon jël parole dama la doon toog ba ci kanam mais vraiment kii Bamba Fall bi métti na ma pare que ma dugg quoi. ok yaa ngi ci groupe WhatsApp bi ah. Djibril yaa ngi ci groupe WhatsApp bi wala. ci WhatsApp bi laa la woowee yaa ngi en contact ak Oumy Diop ak Omar Ndiaye. non nekkuma en contact ak. waaw kon dinaa la booleeg ñoom parce que ça nous intéresse lu jëm lépp lu jëm ci base de données ak statistiques qui nous permettraient de pouvoir mieux organiser les choses. D'accord Hélène. dinaa la contacter. ok courage. allez merci. ok voilà sama gars yi donc dama doon wax ni que au lieu ñuy yuuxu de crier avec les loups essayons de voir lan moo waral tey ñu nekk ci situation bi tey lan moo tax ñu nekk ci situation bi tey mais bu ñu fi nekk di yuuxu Bamba Fall au scandale non il s'agit pas de d'hurler moi je ne hurle pas avec les loups il faut essayer de voir lan moo tax Bamba Fall yegg à ce am attitude bi waaw ban chargeur laa yor nii sax comprendre ngeen parce que aussi man li ma xam rek laa mën a wax li ma gis rek laa mën a wax gis naa soxor bu métti ñàkk modestie bu rëy iñaan fen cupidité nee naa leen kuy sàcc turu groupe bu ñu la joxee ay kees maara de tali kuy sàcc turu bu ñu la joxee ay kees maara de tali Bamba mus na ñëw ci sama live la mu yëkk Macky Sall yéen ñëpp dégg ngeen ko ñëwoon na fi sama live benn live bi mu doon def mooy genre marche yooyu mu doon def pour libération Khalifa Sall gëw ma ni que Bamba ci li ma gis xaw ma ko miinuma ko li ma jot a gis ci moom gëw ma ni mu capable jël rek xëy trahir Khalifa Sall mais Bamba est-ce que am na contact ak Khalifa Sall est-ce que defuñu ay mur diggante Bamba ak Khalifa Sall est-ce que bloqué wuñu communication accès wu Bamba ci Khalifa Sall est-ce que te man nee naa leen sama expérience mooy tax may wax te li may wax day jub yàlla daf may jaarale ci ay affaire pour ma jàng ma am lu ma mën a indil nit ñi Bamba mën na bëgg Khalifa Sall bëgg Bamba mais instant bi ñi koy sànni xeer est-ce que xam ngeen ndax Bamba est-ce que am na possibilité sax relation bi mu amoon ak Khalifa mu maintenir ko ku leen wax ni est-ce que ay nit dugguñu ci diggante Khalifa ak Bamba jaxase leen ba tey jii Bamba sax mënut a visiter
mënuloo visiter Khalifa mënutoo am information ci Khalifa booletuñu ko ci yëfu Khalifa parce que loolu mooy am ailleurs. Attention, ne condamnez pas Bamba parce que xamu leen li muy dund. Asalaamaaleykum sister soxna Oumy Niang depuis l'Italie. François ziar nañ la. maa ngi delloo ziar sister yaa ngi en direct. non. kontaan naa trop nga woote. tey moom danga laal fa nga xam ne ñëpp dañuy sawar xam nga comme li ñuy wax rek sénégalais ñoom. exact bu ñu tollee ci làmb ñëpp dañuy doon ay mbër bu ñu doon football ñëpp doon football kat. exactement ci étape bu ñu toll rek sénégalais yëpp dañ ciy commenté bu bari. effectivement mais man li ma wax rek ne. li ñu gis ko nañ ko analyser. objectivement bañ ko jëlee xool. maanaam Bamba nit ka nga xam ne dafa ñàkk waajuram ak nijaayam. ñëpp xam nañ ne fii waajur bu mel ci nit ñi. nga ñàkk waajur lu doon ni kilifa réew mi. même bu fekkee ne yéen ñaar bokkoo leen camp. mu bëggoon ñëw ak empêchement mu yónnee délégation bu mag. mu ñëw sargal la. Bamba ba mu koy tontu dafa delloo njukkal. te ci biir waxam li nee na ñi may àggal ñoo fi waroon jiitu. loolu ça veut dire mu ngi ànd ak nit ñi nga xam ne de xeet ñooñu bëggul na leen ci moment yi dox. te gisu leen. loolu benn la nañ ko ci réponse Bamba yi mu wax. Bamba dafa am na ñu fi waroon jiitu ñu fi. mais njoon boo demee na nga ne président Macky Sall. man ku ma lebal ker ma fay la guddi. maanaam donc moom il était avec des gens yi nga xam ne foogoon ne rek bu ñuy am métti ñoo koy lekkandoo waaye bu ñuy am fonde wala ñuy am laaxu di sàkku si ñoo koy lekkandoo. maanaam bu ñu nekkee ci bànneex bu ñuy ànd ak moom Bamba yaakaar na woon tey bu nekkee naqar ñooñu ko war a jiitu jàpp ci bâche ak jàpp ci chaise loolu benn la. ñaareel ba analyse bi ñu ci def tamit Bamba wax naa ko ci tànk commentaire yi nee naa la ci un petit chien Bamba nu mu def ba téye Médina ci loxoom di ko xëcc nit ñi te mënaluñu ko dara. donc di toma ci politique di toma loolu toma mënu ko. dëgg la. mais xoolal ne Bamba tey li mu def tey. dañuy foog ne sénégalais yi ñoo am lu leen metti non am na dul nelaw tey doo wala kan. ku dul nelaw tey. non tey Tanor Dieng du nelaw tey. yow mii nag gis nga. Tanor Dieng du nelaw tey ndax Bamba mën na ne Tanor dafa dem ànd ak Macky Sall. di ñu xeex ba ñu yóbbu la prison di ñu xeex ba bëgg ñoo diaboliser. dëgg la tey jii Macky Sall su ma defee plein de tendre ma laa ma taxaw devant tout le monde. mais ci socialiste à vie. mais buñ ma woowee ci affaire état ma wuyu. tey jii Bamba bu ko Macky Sall woowee ci affaire état mu fekk ci boppam. mais c'est Tanor Dieng qui va se sentir quoi. dëgg la. donc nit ñi nañu ànd ak dal nañu xam ne Bamba man gëw ma ne Bamba dina dem wuy ji APR. gëw ma ne Bamba dina dugg biir parti APR mais gëm naa ne Bamba en tant que politicien il peut penser à des stratégies yi nga xam ne lépp pour Khalifa Sall la. pour wan ne Tanor Dieng. mën nañu loo mën nañu ko man sama xalaat bopp la. ba tax na rek ne li ñuy def nànk tamit ci bañ a gaaw a wax ndax gis nga dafay metti trop ngay lu metti ñu lay ñu traité de traître wala ngay dund lu metti ñu woon effectivement dund ñu tawet dafa teel sax je pense que di démb ak tey voilà nit ñi yàq nañu Bamba lu la nga xam ne bu fekkee ne Bamba sànq wax nga ko si di wax bu dee kuy xool ci li nit ñi di wax rek bu ko nekkoon tey mu dem ànd ak Macky Sall mais kan moo ko koy tere Bamba ngoro ma ko bàyyi ci Khalifa mais chaque jour mu wax la nga xam ne bu xëyee ñi ànd ak Khalifa ci boppam ñoo koy yàq lu mel ni xem. dëgg la donc nañu ànd ak dal ànd ak patience wóolute bañ ko amoon jàpp il dans l'opposition ñu continuer am qualité boobu ci jàpp ne il ne va pas trahir Khalifa Sall ba keroog ñuy gis leneen te sénégalais ñu bañ a fàtte dara. muy nañu def seen xel opposition comme pouvoir suñu leader yi ñoom ñëpp jàmm lañu fekk. gis nga Bamba
toog di ñoom lu ñuy pour la bu ñu tey suba taagante ba ngoon jot bu guddi gi tey ñooy bokk reer ñooy bokk naan. dëgg la. donc ñoom loolu la ñu dund xëy na nag. mérite tey moo dul def part des choses yaakaar na tey jii bu nit dina ñëw sa nga wër ko ne mun na si dimigaale nga ne ko si sa wàll yem fa wala dina ñëw si nga bañ koo recevoir parce que rek il est au pouvoir te yow yaa ngi à l'opposition dans l'opposition man daal loolu laa gisoon du ma gàddi liñ nga xam naa ne tey ñiy bëgg dugg bëri na mais daal na ci nit ñi def nag. Waga dëgg la ça c'est vrai sister excellente analyse ñu ngi lay remercier comme d'habitude soxna Oumy Niang mooy représenté Modou Diagne Fada et son parti en Italie mu nekk jigéen ju xarañ vraiment dañu accompagner ci live bi souvent avec des analyses très très de haute portée de haute valeur intellectuelle merci sister ba ci kanam. Donc di leen wax ni que sama gars yi maa ngi bëgg a woo soxna Oumy Diop laa bëgg a woo kooku di soxna Oumy Diop di suñu sœur ma xam ko nag depuis Claudel depuis ba ñu nekkee Dakar xam naa ni tey moom xolam warut a neex parce que c'est normal après le discours qui a été celui de Bamba mais man li ma bëgg toujours c'est de voir tous les aspects du problème bañ a xool benn point de vue rek point de vue opposition bi mooy oh my god il y a quelqu'un qui est en train de partir quelqu'un de l'opposition qui est parti mais toujours damay bëgg aussi ñun ñu fàttali ko qu'est-ce qu'on a fait pour que cette personne de l'opposition doit être comme le parti au pouvoir nit ñi dañ ci war a mën a gis seen bopp humainement déjà nit mooy garabu nit mais nee naa leen bu fekkee ni Bamba li ma daj man avec waa opposition moom la Bamba daj je comprends qu'il parte s'il veut partir mais li ma doon wax li soxna Oumy wax léegi am na lu mu ma rappelé man dama doon wax ni Khalifa Sall n'est pas tellement stratégiste parce que ki ci ligne bi may ma tuuti ma woo yaa ami après ma woo la je prends la liste des appels li tax ma ni dafa xaw a manqué stratégiste parce que ba mu demee ba xam lan mooy intention Tanor te moom mu ëpp Tanor doole PS ëpp ko moyen gën ko nekk ndaw dafa waroon def moom moo woon a xool nan lay defee ak Macky Sall parce que xoolee na ba xam na ni moom Tanor est sans amul yërmande amul humanisme moom soxlaam lay dox pourquoi mu nangu que Tanor pour assouvir atteindre ses objectifs sacrifier ko et pourquoi c'est pas lui qui a sacrifié Tanor parce que man ni may baax yëpp su ma demee ba ma wóor ne danga ma bëgg a sacrifier moi je te sacrifie donc il aurait dû réagir depuis te ba ma fiy nekk ci réseau yi yàgg naa leen wax ni yàgg naa koy wax ay nitu Tanor ay nitu Khalifa Sall il est trop attentiste maintenant li Bamba Fall wax ni est-ce une manœuvre qui vise à rééquilibrer le rapport de force en faveur de Khalifa Sall? Je pense pas que ce soit possible. Même s'il le pense, lui, c'est ignorer véritablement qui est Macky Sall. Parce que Macky Sall nekkul nit koo xam ni dinga ko mën a am ci côté boobu par les sentiments Bamba Fall. Non, Macky Sall rapport de force la xam. Parce que bu fekkee ni manœuvre la pour que nga rééquilibrer le rapport de force en faveur de ton mentor que tu adultes, non, je ne pense pas que tu vas réussir dans cette voie. Léegi nag ce que tu en feras, ce que l'histoire nous dira très vite. Assalamu alaikum. Allô. allo salaamaaleykum François Hélène na nga def. maa ngi fii sëñ bi Fall maa ngi ci direct bi maa ngi ci live bi da nga bëggoon participer. waaw maa ngi nuyu gars yëpp bu baax a baax. ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay fay. di leen ziyaare di kontaan di am contentement ci mobilisation. merci beaucoup di ko rafetlu bu baax. jërëjëf. wax ni daal na ñëpp góorgóorlu yàlla baax na. dina baax yaa ngi Sénégal wala ñibbi nga Allemagne. non maa ngi fi ba tey maa ngi fi nag sama projet boobu ma doon wax nag laa nekk nii ba tey. yow dafa am waaw yaa ngi ma doon wax da nga am projet boo def Sénégal da nga bëggoon lancer appel ci gars yi wala.
waaw di wax lancer appel bi mooy que ni di wax ni daal ñi maa ngi góorgóorlu projet maraîchage la quoi mbayum ndox. mbayum noor. jéem a roose kaani lépp daal lépp luy jëm si kii rek légume daal. jéem cee essayé daal liggéey. macha allah di leen wax ni que Mamadou mi di wax moom immigré la Allemagne la nekk mais dafay def. waaw un instant dafay def je veux dire dafa dem Sénégal jublu ci mbay mi donc pour vous dire que c'est le retour à la terre c'est un immigré qui y croit gëm na ko dem na mu ngi investir ci mbay mi donc mérité na soutien donc yow lan moo doon sa appel lan nga bëggoon wax autorités yi wala sénégalais yi nekk ci diaspora bi wala sénégalais yi am xaalis war ko mën a investir wala war la mën a jàppale lan nga bëgg a joxe comme message. waaw message boo bëgg a joxe daal mooy gëm naa ne ci war nañ cee mën a liggéey merci na waaye tamit il faut jàppale bi da ci baax quoi suñu mënee am dugg ci wàllu autorités yi jàppale ñu baax na. incha allah suñu association immigré yi nekk foofu tamit mu ne jox ndimbal baax na ndax dañoo bëgg a créer projet boo xam ne tamit bu doxee dañuy bëgg a jël ay liggéeykat mu néew bu bëri daal pour ñu mën cee nekk. incha allah. waaw j'espère que lañ bëgg a taxaw daal pour nekk ci pour jàpp ci bu doxee tuuti sax ñu mën a concentré wu fii gën a toog gën a liggéey daal. ok en tout cas du courage comme je te le dis toujours su may wax ak yow inbox. nee naa la man loolu laa gëm naa ni que mbay mi moo ñu ciy génnee Sénégal am na ay potentialité surtout dans l'agriculture bio pour di ko exporter les pays européens ak yi nga xam ni moom loolu vraiment dañ koo bëgg xëy na peut-être que autorités yi dinañ ci def ay jéego et puis dina nekk luy doon njëriñu askan wi et puis tu montres la voie di la féliciter encore une fois di la wax ni saa yu ñuy live tu peux venir nous donner nga update ñu wax ñu sa situation ak liggéey bi foo ci toll ak lan nga yaakaar ni mën nañ la ko jàppale d'accord. waaw liggéey bi moom ñu ngi ci ndaxte ñu ngi bëggoon forage lañ bëggoon waaye dafa métti trop man ak sama benn nijaay daal. léegi daal am na benn ministère boobu waa ji mais am nañu robinet mais dañuy fay lu cher quoi moo tax ñu bëgg forage. waaw est-ce que dem nga Fès nee nañu Fès c'est pour ça c'est pour jàppale immigré yi ñu ngi ñëw di séddale yow yaa ngi sur le terrain am na loo jot a def demal Fès nga xool ak ñoom il faut aller au Fès d'accord. waaw. ok fan ci fii la ci réew mi wala. waaw mu ngi Sénégal laajteel Fès benn organisme boo xam ne day jàppale da ngay dem building administratif fi gouvernement bi nekk. waaw après nga dem boo demee nga laajte nga ni leen nga expliquer leen ci entrée bi nga ni dama bëgg ñu wax la ban fan nga war a dem parce que da nga am projet immigré nga da nga ñibbi si nga dégg ni am na ay fonds yu ñu prévoir pour le retour des immigrés au pays am na benn fonds boo xam ne italiens yi ñoo ko doon jox gouvernement Sénégal ñu ngi ko basé par exemple ministère des femmes de l'entrepreneuriat féminin je pense ministère bi def naa waa ji kii moo ko yoroon Mariama ministre boobu tuddoon Mariama léegi kii moo ko yoroon def naa Moustapha Diop peut-être je pense mais boo laajtee correctement building administratif dinañ la jox ay information gars yi souvent sénégalais yi sont très ouverts di nga am ay information ñaari fonds yooyu xam naa ni daal war nga ci mën a war nga ko mën a solliciter xool nañ dinaa ci def jéego gëstu ci bu baax ndax soxla nañ ko vraiment soxla nañ ñu jàppale. dinaa la ko bindal inbox. ok mën a nekk. dinaa la ko bindal inbox su ma paree. waaw bindal ma ko di saluer nag gars yi nekk ci line bi yëpp nag di leen wax ni kontaan nañu quoi. merci beaucoup merci Fall. ci am conseil ñu mën a dégg tamit ñu ngi toog di déglu quoi ci mën a am xalaat ñu mën a jàppale tamit baax. merci jërëjëf du courage. ok jërëjëf. Voilà, merci sama gars yi donc on continue on prend Yaay Ami Diop balaa ma demaat ci liste bi ñi ma woo bëri na mais xam naa du ma mën a dugal dinaa dugal 2-3 personnes après ñu tàggoo n'est-ce pas sama WhatsApp bi fees na encore WhatsApp bi day fees message téléphone bi bloqué mais Yaa Ami maa ngi la bëgg woo xaama dem woo la kon ci kii bi
ci messenger di wax ni que yéen ñi nekk bonsoir Péridis madame non de Pérido Rubis maa ngi leen nuyu bu baax a baax di wax yéen ñi nekk ci opposition bi tant que yaa ngi continuer di doxalee nii di ngeen am lu leen bett lool sax moytu leen xëy rek sax Idrissa Seck ne leen dem naa Macky Sall daf Idrissa Seck ci boppam ne leen Macky Sall daal li ma woon ci teraanga keneen wonuma ko donc finalement gisuma lu tax ma koy xeex parce que soxoo ngeen ku ci nekk n'est-ce pas kenn du ci xam dooleem exact ka jóg démb sax xam ni kenn xamu ko dina jóg di toiser koo xam ni maanaam da ngay gis ku tekkiwul dara di toiser koo xam ni bokkuñu mérite bokkuñu expérience bokkuñu mën-mën c'est-à-dire que Sénégal compétence la ñu bañ ci boppam Absa pourtant dama la doon réserver nag sama chérie sama sœuru xol sama xaritu xol Absa Balago Seck dama la bëggoon tegal musique dédié la ko yow sa doom ak sa jëkkër di nuyu Georgien sama petite sœur depuis Paris moom tam yaa ami woo naa la ci WhatsApp bi pourtant tu me disais que tu étais disponible il faut que nga rappeler ma xam naa am na kii xaar leen ma woo kii ma dem ci liste ñi ma doon woo sànq sama WhatsApp bi de dafa tëjoon sànq la tëjët xaar leen ma effacer quelques messages sama gars yi ma ñëwaat il faut ma effacer yenn messages yi hey Amdi sama gars yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp yéen ñi nekk en live di wax ni que lii c'est un live boo xam ne dama nekk ci koor nag ci Ramadan ci carême du yàgg dama duggoon rek pour man wax sama opinion di wax ni que nañu bàyyi Bamba Fall ci jàmm may leen Bamba jàmm parce que doo leen nit ñi dañu nekk seen wet ci opposition bi doo leen faale doo leen xoomal bu ñu demee bu ñu demee dox seen soxla ne ñi yëguñu ma après ngeen commencé di yuuxu trahir na lii léeg bàyyi leen ko il faut analyser aussi au-delà des propos qu'il a dit ça peut être une manœuvre qu'il fait maaleykum salaam naka moom waaw soxna Hélène maa lay nuyu di nuyu àdduna ñëpp lay fay yaa ngi en direct waaw di wax ne tamit lii nii am na solo trop di ñaan mu gën a jëm ci kaw ci kanam amin di wax ne tamit lii nii loo leen si mën a gën a jàpp gën a yee jeunesse bi gën a waxaat parents yi tamit di jàngal seen doom yi parce que bopp neen mënul xam lu muy def te tey soo xoolee jeunesse bi lu bëri la moo tax mënuñu xam lu ñuy def parce que dañoo amul xam-xam comme sama classe bi ndeysaan mais am nga xam-xam de ndax nekk dund rek ba mën a jël téléphone woote rek xam-xam la dëgg la du dëgg waaw dañu suñu philosophie dañ naan chaque jour dañuy xeeb suñu niveau bëgg a jëm ci kaw ci kanam waaw noonu la ba tax na tey maa ngi dégg ki jiite réewu Sénégal ñu naan xëy na mi ngi def lu mu mais la mu xam moo bëriwut dëgg la de ba tax na nag may ñaan Sénégalais bépp bu war a woote na xool bu baax opposition bi na xool bu baax koo xamante ni war na mën a jëmale Sénégal kanam parce que tey li fi jële woon Wade maanaam ay affaire xeex affaire mer yooyu noonu ba teg ci koo xamante ni moom kenn xamul lan la su ma sañoon na askan wi yeewu waat xool bu baax ku ñuy voté laat ëllëg parce que tey jii nii ñun dañoo bëri ay problème élec même su ma waxul tey jii nii xoolal ku mel ni rek benn sàmmkat am ay nagam yu bëri am soow rattu soow ba pare di ko këpp ba pare réew boobu noonu di loolu am na Sénégal lu tax loolu am na Sénégal waaw nga jël say nag ratt ba pare këpp parce que amoo koo ko jaay ba pare ñiy importer meew nga bàyyi avant-hier rek maa ngi koy seetaan ci Facebook bi dama ko bëggoon a partager sax nga bàyyi ba pare di wër koo ko lebal ngir yàlla lebal nga ko ma jaay lebal waaw
avec ça ñu ne développement. non moom kay développement kay li ñu mën nañu jàpp rek benn fait le fait que le gouvernement est incapable de fournir population sénégalaise yi en eau boo mënut a fournir tes populations en eau qu'est-ce que tu peux faire d'autre pour eux nañu jël li gën a simple mooy ndox mais xool leen ndox bi génn ci robinet Sénégal yi fan yi ñu toll nii non c'est incroyable mënuñu wax waxu développement on ne peut pas parler de développement malheureusement dëgg rek te yàlla tax xëy na bi ma génnagul Sénégal xaw ma woon lu bëri de mais bi ma génnee xam naa ne ñun bu fekkente ni jant bi la ñuy xool xam naa ñun fi mu soree la ñu dem mais nekkul fi mu jógee la ñu dem de loolu doy na waar de wax dëgg fa yàlla gisaguma loo xamante ni dal na sama xel gisaguma loo xamante ni dal na sama xel pour les générations futures waaw maa ngi jégalu tamit ci kàddu yi ma fi jot a yëgati dëgg la waaw di wax ne lépp lu may wax rek sama xol laa ko tibbee te gis naa ne man lii nii dalul xel daal wax dëgg fa yàlla waaw dëgg la waxuma la dara yow opposition boo xamante ni ñëpp ngay tasaare tey maa ngi yow ci presse bi di dégg ay waxu Bamba Fall waxuma dina ko def waxuma du ko def mais loolu noonu dalul xel lenn daal xam naa ko ci yéen jeunes yi yaa leen mën a changer la donne dem leen wut dem leen jëli seen i carte fexe leen am seen i carte wax leen ak seen famille yi ngeen bàyyi Sénégal ñoom ñëpp ñu jël seen i carte te ñu mun a jublu ñun ñëpp liggéey pour que Macky Sall jóge fii lu mu gën a gaaw loolu daal laa mën a wax loolu laa leen di digal yéen ñi may déglu yéen ñi seetaan suñuy live yi yéen ñi ànd ak ñun ci espace yi donc bu leen baisser les bras le combat continue avec Macky Sall ok dëgg la parce que man moom wax dëgg fa yàlla depuis ma génn de képp ku may waxtaanal benn wax bi daa lay wax xamal la yow Sénégal yow yaa ko moom bul nekk di am leen looy ragal yow yaa moom Sénégal benn Sénégalais bu nekk yow yaa moom Sénégal dëgg la bul def bul wax lu koy yàq wante tamit ku nar a def wala lu kuy wax lu koy yàq jógal nga jàmmaarloo moom xamal ko ne lii doyuñu en tout cas merci beaucoup merci jërëjëf on continue le combat ensemble sama gars yi merci Inch'Allah. ok voilà ma tegal leen seen hymne bi dañ may wax ni que Wally dafa am kii bu bees rig bu bees maa ngi jéem a teg au moins tegal leen pour vous faire plaisir après ma def une dernière suñu conclusion après ñu tàggoo ba beneen dama nekk ci koor gi te bëgguma aussi énergie bi yëpp ma def ko ci wax bi donc di nuyu Deyda Sène Cheikh Mbacke Ndiaye maa ngi leen di nuyu Kiné Ndiaye di nuyu Absa Balago Seck Mamadou Kawane welcome di nuyu Oumy Diop di nuyu Omar Ndiaye Maria Seck derbi di leen ko may Bakary Diallo di ko may donc Absa Balago di ko may jëkkëram ak doomam ayca jóg leen di ko may Dior Chibi Dieng di ko may Chibi di ko may ay doomam di ko may waa këram yëpp di ko may sa maman et toute sa famille di ko may sama famille sama sœur yi sama frère yi Thompson di ko may Laurence di ko may Angèle di ko may ma grande sœur di ko may képp koo xam ne yaa ngi may bëggee Bamba Fall di ko may yaa Ami Diop di ko may képp koo xam ne di ko may waa Team Roubé Mariam Mané merci maa ngi la koy may sister yow tam di ko may derbi waa këram di ko may Omar Ndiaye ak soxnaam ak waa këram di ko may Maria Seck di ko may Moustapha Niang Japon di ko may Cheikh Niass Gambien di ko may Khady Ndoye di ko may sama nièce Diatou depuis Paris di ko may Rokhaya ma jumelle di ko may Zeyna Diop Ben Souda di ko may Seydou Raogo di
ko may ñëpp ñi bokk oh Cheikh Sadibou Jibi Dieng sa tuwu neex Sista Diop maa bëgg naa la bu bëri Sista namm naa la toog namm naa la fan yi nag moom ni mu demee la moo tax ñu gëj a déggante dama commencé ay activité yu ma xaw a jàpp ay ca leen may ko Rena Mouna di ko may Kepson ma petite sœur d'amour di ko may sénateur Charles Mendy mon ex-jumeau la ne bon vendredi saint di ko may Dior Chibi Dieng ak këram Chibi jógal yëngu di ko may Kili Ndiaye di ko may képp koo xam ni yaa ngi xeex di ko may watim jubanti di ko may watim jubanti ñëpp ñi nekk jubanti di jàppale di ma jàpp ñu ma bokk ak ñoom liggéey bi pour jubanti Sénégal di ko may sama benn goro André Bernard moom ruubekat la moom day ruube di ko may watim ruube asalaamaaleykum. allo salaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi na nga def. waaw ñu ngi fi rek di leen sant di leen baax. waaw yaa ngi en direct lan mooy sa contribution. waaw sama contribution daal mooy ne Bamba Fall. vraiment moom nit la koo xamante ni am nañ ci moom yaakaar ku liggéey taw bi la ci boo xoolee ci fi mu nekk noonu maanaam mi ngi góorgóorlu bu baax a baax. dëgg la. waaw kon demam ci match yi dañ koy jàppee ci contexte ne dafa bëgg a participer ci liggéeyu réew mi. yow waa APR nga de. waaw parce que. yow non man duma APR man ci waa defar Sénégal laa bokk muy Tunkara. ah loolu mu ngi am ba léegi. mais waaw ñu am kay waaw parti bu am ay ambition la pour dem élection présidentielle avec notre leader Tunkara. waaw d'accord ok dama foogoon ni dafa bàyyi sax. waaw mais Bamba Fall jàngat bi ma am ci kiyam bi daal mooy ne ku réew mi lu ko ñor la parce que nit boo dëkkee ci réew mi ñor la même président boo àndut ak moom bokk ak moom parti bu la soxlaa pour liggéeyal réew mi da ngaa war a ñëw. waaw d'accord yow loolu mooy sa xalaat. waaw da ngaa war a ñëw parce que ñun ñëpp ay sénégalais lañ te buñ sañoon tey jii ñu gis Sénégal mel ni Amérique wala mel ni France. waaw loolu moom dëgg la. même yow moom sax di Hélène Gueye vraiment gis nañ idée yi ngay dégager am na solo lool même yow gis nañ ne war nga mën a ñëw ci réew mi jàppale mag ci liggéey bi. loolu nag mooy nii rek nga laaj mbott geenam. non Hélène may ma tuuti rek maanaam c'est pas obligatoirement nga ñëw bokk APR wow ci APR dañ la woo ci nga jàppale mag ci liggéey. en tout cas li ma lay wax rek sëñ bi li may wax fi mu toll nii daal mooy ni Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaar Sénégal ay sénégalais koy defal ñett bu fekkee ni da ngay fanaan di yendu di dëkk di toog ci ndab ak ay bukki boo waree dem ci ay chakal booy dem xanaa war nga mu sa xel war na mën a dal waaye nekk guñu ci loolu tolluguñu foofu parce que man dama wax ni sànq dama nekk kuy yendu ak ay chakal xanaa kuy yendu ak ay bukki di fanaan ak ay bukki non kuy fanaan ak ay bukki war nga mën a ñemee yendoo ak ay chakal du dëgg tile waaw loolu dëgg la waaw bukkee gën a graaw tile fuuf waaw moo tax comme que ce site bi daal site la boo xamante ni sénégalais yëpp ñu ngi koy seetaan te leer na ma ne ma Bamba actuellement nii mi ngi koy seetaan waaw li may wax sëñ Bamba daal mooy ne ñun vraiment après kuñ fonk la parce que gis nañ ne liggéeykat la waaw kon bu ko ci soxlaa ci liggéey li ñu koy wax mooy bu mu xelaat sax na ñëw liggéey ci réew mi même conseil aussi lañ lay jox yow Hélène Gueye en tant que sénégalaise boo xamante ni am na ay ambition ci réewam bu la mag ci soxlaa ba def la fii nga ñëw liggéeyal réew mi d'accord dinañ ci waxtaanaat dégg nga waaw incha allah dinañ ci waxtaanaat xam naa incha allah dinaa la convaincre parce que ku réew mi soxla yow APR nga bokk yow ko ba Tunkara da nga infiltré bu ko Tunkara waaye yow APR nga gën a jege Macky nga gën a jege. non
man opposant la mais dama wote opposant yu bëri man opposant bu objectif la boo xamante ni bu ma gisee état def dara lu rafetlu ma koy rafetlu. waaw d'accord dëgg la et puis sax gis nga booy seet sax man de avec l'expérience daal. parce que Sénégal ni ñu opposé vraiment bu opposé boo xamante ni daal opposé bu ànd ak jamono ji la parce que ñun ñu ngi ci opposé